nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip hop nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip hop nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Yeah, come, yeah, yeah, come, yeah. New celebrate hip hop, big bringer for the hip hop. You see don't go the hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop, big bringer for the hip hop. You see don't go the hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should don't go the hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should don't go the hands up, put it down for the hip hop. Jamono raw jonju xel ñaaw ñu fépp di bëgg hip hop ñu wàcc ci mbedd bi rap ba tabe ji loxo ñu téye hip hop ñi ko bëgg di ko dundee fay lépp di ko gunge fit full of fitness pastef jom ne ko moo ko dundee job ci ñu faratal kaw aspect bi ñëkk tal kaw lu baax ñu jël lu bon ñu tege ne kos faje tal kaw mustu ci fen ak fond joxe wu ci forme ak fond rest in peace remember me real niggas they do for tegante waate duñ ko nëbb dëgg-dëgg mbokk yow la hip hop kenn toog dog hands up yow mu yegg a bëgg real hip hop big bëgg te du bësu foo full power dugg def show démb la woon tegu si yoon up front te xuus te dem xeex ba feeñ fente noon right ñu fight all day maintain. New celebrate hip hop, big bringer for the hip hop. You see dogo dëkk ci hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop, big bringer for the hip hop. You see dogo dëkk ci hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should don't go the hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should don't go the hands up, put it down for the hip hop. Hip hop the man la fanga sanachi, sabundu mam la fanga chanachi. What we doing on? Even you can't tell me that we don't celebrate. Hip hop's the best of music, le best de make music. Flash to galaxy, jama rami tag one to fancy. Hip hop to the fishing, but dëgg la def ci xol yi. Ma waral tey ñu busy sonn waaye never xaddi. Lang time, rest time, tey la ru ngi fàtte true. Luñ ci daj sa di ba naaj. Oh no, mëno no. Dugg si life, def gaf, for du bokk foog mu nekk. Hip chronic, hard chronic, fight la mbokk ngir nga nekk. Nof nof, DD, Walian, optimist. 2-8, guns out, jaajëf lépp gis. Def dara Sankara, jéggi waay lépp dis. Docteur, démographe, miséricorde, full power. Saf naan DJ Paul, G-Bass ko moo ko waay jox naa leen full power. New celebrate hip hop, big bringer for the hip hop. You see dogo dëkk ci hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop, big bringer for the hip hop. You see dogo dëkk ci hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should don't go the hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should don't go the hands up, put it down for the hip hop. Penge manifestez-vous, tenez-vous debout. Jom ne s'appelle Julia ay ca bindu tey hip hop du neen foog nga sonn ci sa dundu moom la dong foog nga coono ci nigga. Hip hop penge manifestez-vous, tenez-vous debout. Jom ne s'appelle Julia ay ca bindu tey Jogal célébrer bu fekkee raba desa. Bienvenue dans la rue. Salam alaikum chers téléspectateurs de la Proxi TV télé bi lay jege di la won sa bopp. Bienvenue dans votre émission Hip Hop. ñu ngi fii nii comme ce monument nous le montre, on est ici fii wala Bayax voilà Bayax lañ ñëw tey on va découvrir comme ni nga ko tàmm defee rek comme gox la ñuy def ak gox après Guédiawaye après Guinaw Rail après Tivaouane Peulh on est ici à Bayax après dañuy dem Thiaroye dañuy dem Tëngéej dañuy dem Bargny incha allah mais aujourd'hui c'est un peu spécial parce que yéen a ngi gis lii dañoo tawte dañoo tooy xep émission yi gën a métti bu tay bi ci la bokk voilà heure bi jot sax xaw ma ko parce que mu ngi nii asamaan si kenn xamul fi ñu toll nii nu mu mel tey dafa mel ni pareegul pour taw donc bu tay bi dafay spécial émission tay dafay très spécial donc restez scotchés parce que y a trop de surprises que j'ai à vous montrer aujourd'hui surtout dañuy dugg def lu hip hop tey hip hop ci rap graffiti dance lépp ngeen di gis tey donc vous êtes là nous aussi on est là donc restez scotchés
hip hop tàmbali na wooy. Jógal célébrer bu fekkee raba des sa hot dog put your hands up amul toog na ñëpp jump dog Sénégal ñoo ko bokk joxe xët célébrer suñu gaal du mës a senn jóg ci gaaw ne bërëb hip hop jàmm la woote ñëpp la njaboote new school old school fexeel ni nga ko boote ñoo fees si kool yi ñoo fees si xol yi ñoo fees si miir yi si tepi si kër yi jaxasoo mabandoo raxasoo sabandoo bokku bre rabandoo xaccandoo dorondoo You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. Nit yu dogu dëkk ci hands up, put it down for the hip hop. You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. Nit yu dogu dëkk ci hands up, put it down for the hip hop. Hip hop bi nee na foog nga sonn ci sa dund moom la foog nga coono ci waat si doomi naan lii moo ñu jural tax ñu takku tey ngi celebrate ko la foog nga coono ci waat si doomi naan lii moo ñu jural tax ñu takku tey ngi celebrate ko la foog nga coono ci waat si doomi naan lii moo ñu jural tax ñu takku tey ngi celebrate ko Hip-hop nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip-hop nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd hip-hop nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Ok, bienvenue, comme je vous le disais à mes téléspectateurs de la Proxi TV, télé bi lay jege di la woon sa bopp. Vous êtes toujours dans votre émission Hip Hop. Je le disais au début, ñu ngi fii nga xam ne moom moo di Bayax sama gars yi ñu am lu spécial tey une émission qui va être vraiment différente des autres yi nga xam jot na fay jaar parce que bii nii beneen lañ leen di indil quoi beneen skills ci côté hip hop di nga ci gis musique di nga ci gis rap di nga ci gis dance rek nga dul gis mais tey lépp ngay gis le terme hip hop. Avec sa grande définition, avec ses 5 branches, tey di nga dund yëpp daanaka avec les instruments qui vont jouer ak ngeen gis li nga xam mooy sama ginnaaw la mais togg la boo xam ne dañ koy teg ci taal bi en attendant muy baax di ñor ñuy dalal ki nga xam ne moom moo di Tafisco Taf bëgg nañ la. jaajëf Faye di leen resiyaare bu baax a baax di la bëggee waat encore une fois bu baax DJ di kontaan si yow. jaajëf mais pourquoi le nom Tafisco. Mais avant tout ça am lay bàyyi nga nuyu ak sénégalais yi lay seetaan xam naa du ñàkk ne am na des millions de sénégalais qui te suivront ici à travers la Proxi TV bëgg a découvrir kan mooy Tafisco bàyyi nga nuyu la nuyu bu corona yi quoi comme ci lañ nekk fi ñu toll nii. jaajëf waay waaw di siyaare waat rek comme ni nga ko waxee encore une fois téléspectateurs yëpp quoi yu Proxi TV di leen bëggee de maximum vraiment di wax équipe bi yal na yàlla gën leen sàmm li ñu bëgg seen live aussi lépp yéen a ko xam yàlla na ko yàlla may leen télé bi aussi gën a wër àdduna quoi waaw di la bëggee di bëggee sa équipe bi yëpp quoi di siyaar gars yi di leen kontaanee di leen wax Tafisco Bayax mu ngi nii waaw Tafisco nag c'est juste parce que Moustapha laa tudd comme Moustapha laa tudd te rappeurs yi léeg-léeg dañuy def ay clash di xasante donc doo bëgg a ñëw def benn kenn def benn musique di wax Moustapha lu ñaaw donc moo waral surnom bi yàgg nañ dégg ku tudd Moustapha ñu lay wax taf wala di genre mais man maa ngi tudd Tafisco puisque sama benn bàjjan moo ma ko doon woowee quoi waaw ma koy chia de passage donc voilà après Tafisco bi di law mais am na définition parce que benn son ñu ngi koy si wax naan maa ngi ko si expliquer comme tee mooy teewe leen ma yaatal aar bi ma saf ma di ko géewal f fan si lay xeexal i tee ma gënal gàttal
sas wi laay joobal C courage mooy lu may nandal O originalité laay dundal waaw ça veut dire Tafisco. Yeah. Quelle créativité, j'aime bien ça quand j'entends un artiste muy définir li nga xam ne moom moo di turam parce que lii ça montre une originalité que artiste bi am na créativité mais dans tout ça depuis kañ yow yaa ngi ci musique bi quoi. waaw musique bi aussi maa ngi ciy bëgg a commencer yàgg puisque depuis 97 laa commencé bëgg musique bi nànk-nànk di dem si ay fuural xumbal yii nii di ñaan ay dédicaces yu yeneen rappeur nekk ci sound bi di ko bëgg nànk-nànk. Mais c'est en 2000 laa jël affaire yi au sérieux quoi voilà nekk si bëgg musique di def hip hop comme ñëpp def ay maquette en 2013 laa génnee sama première single. benn nga démarré fan ban site nga nekkoon boobu noonu. waaw maa ngi woon Bayax fii mais maa ngi woon Dakar aussi maa ngi woon Dakar maa ngi woon Cité Fadia en même temps maa ngi woon Wakam Cité Avion aussi quoi. ñan ñoo la influencé foofu noonu ba tax nga bëgg rap bi. ok donc rap bi mën naa ni bëgg naa ko depuis nag bu ma gënee nekk xale voilà dafa am sam benn mag boo xam ne daf doon déglu hip hop lu bëri donc su mu saan jënd album su koy déglu suñ jàngi jee moom bu ñu wàccee moom su génnee rek man damay rester si néeg bi di déglu hip hop quoi foofu laa ko bëggee carrément quoi donc voilà ñi dem ba en 2013 ma génnee sama première single mu nekk benn sound bu tuddoon Sometime. Voilà donc ma tënk si tuuti rek sound boobu moo ma lancé si Hip Hop Galsen benn son bu doon wax naan sometime ma bég sometime ma ree yenn saay ma nag àddina bi weet bëree sometime ma bég sometime ma ree yenn saay ma mel ni kuy bëgg a xare sometime ma songu àdduna ñu bëree may xool ñàkk a xam muy jur lu bëree yenn saay nga mer ci nu la nit xoolee taf nga bég ci ni ngay dox xoolee àddina bi may booy yow soo xoolee daa gis ni ñu am soo xoolee yenn saay ma mer ci nu ko nit utee taf ma xam nit yi nu ñu utee yenn saay ma am yëg-yëgu am gel waaye ma mujj tayel ndax ni xale yi la fowee mbëggeel so sound boobu waaw ok loolu si mais Tafisco il fallait que sound bi lancé la parce que dafa nice moment bi mu génnee bi mu génnee lan nga ci gagné quoi gagné nga ci reconnaissance gagné nga ci public bu bees bu la gars yi xamul woon te pourtant yàggoon nga ci. waaw c'est vrai parce que sound bi bu mu génnee en 2013 boobu mun naa ko wax quoi rajo RFM donc DJ Kals moo fa nekkoon mais surtout amoon na benn gain damay fàttali turam moo doon animé hip hop foofu quoi DJ Nicolas moo nekkoon foofu doon animé hip hop donc moom dafa bëggoon son bi dafa ko doon teg lu bëri Paco bu nekk Zik FM aussi doon na teg sound bi tu vois ak yeneen radio quoi. Voilà donc am naa si reconnaissance gars yi ku dégg sound bi rek Baye déglu naa sa sound bi RFM nii sound dafa nice ok merci beaucoup donc ñu commencé am nañ ci tur am nañ ci tamit santaat yàlla puisque da ngay nekk si àddina ngay bëgg benn affaire nekk si ñu ne kii du dem donc soo demee ba am lenn loo si gagné rek li ma si gën a neex mooy maanaam reconnaissance bi nit ñi am après parce que dañu woon ba keroog mu fiy génnee maquette bu baax donc yàlla di la dimbali waaw. ba keroog muy am benn sound boo xam ne rek moo ko bind du début à la fin léegi yàlla mais y a une chose ay album da ngay gën a sant yàlla quoi te gars yi d'accord nañu aussi mais avant ñoom ñi d'accord avant mbedd mi di d'accord est-ce que waa kër gi nan lañ def ba d'accord yow ba pare. waaw waa kër gi bokk na si li leen d'accord loo parce que c'était pas facile du tout bon suñu kër ñoom ay nitu diine lañ bon sama ñëpp sax ay nitu diine lañ mais ñoom am na nuñ ci mel man mi di wax ak yow arabe laa jàng si école Al Azhar école Sëñ Mourtala donc loolu laa jàng ba presque génn naa nekk oustaz jàngale naa Al Azhar école Sëñ Mourtala jàngale naa plus de 2 ans 3 ans mais après bon l'amour que j'ai pour la musique donc moo gën a tax ma obligé aussi topp musique bi quoi mais yombul woon mais dem na ba ñu xam ne kii li muy def bonul parce que bon dina dund lu ko metti wala mu gis ku koy dund mu def ko benn sound wala muy gis lu dul yoon voilà mu sensibiliser du genre tu vois voilà lancer ay messages donc loolu c'est pas mal quoi donc après ci lañ ma may freedom daal. mu commencé nekk loo xam lu officiel la gars yi di la bàyyi xel nga commencé fréquenter rajo yi commencé peut-être dem ci yenn télé yi gars yi commencé la ràññee xam ne Taf mi ngi bomb mais après lan nga ci teg. waaw après li ma ci teg après cette single là nga xam ne c'était en 2003 toog naa 2004 2005 yàgg naa bëgg a génnee album mais c'était pas facile en 2013 la yàlla tudd ma génnee sama first album moo nekk album bii nii nekk album composé par 14 titres am na aussi si biir album bi 14 morceaux ñu ngi si am na ay featuring aussi
voilà def naa si featuring ak ku ñuy wax Gën Man Xuman def naa si featuring ak beneen rappeur bu ñuy wax MISS Black Diamonds def naa si featuring aussi ak waa Age1 waaw ma leen di siyaar ñoom ñëpp de passage ay grand yu baax lañ album bi mi ngi tudd Real Love c'est-à-dire mbëggeel dëgg pire amour quoi voilà mbëggeel dëgg boobu moo composé sound yi boo xoolee am na sound bu fa nekk Allah voilà ndakate yow boobu yaay laa si way Allah ndakate yow benn baat bi la dañ ko songandoo xam nga bëri na quoi yaa waaw pas mal d'études am na sound bu ñuy way dëkk bi ma dëkk comme fii sama dëkk la ñu bëgg ma bu baax waa Bayax Ndiaye maa ngi leen di bëggee aussi au passage vraiment donc voilà quoi donc 14 titres yi daal ñoo nekk si biir album bi ku ko bëgg découvrir aussi titres yi si nekk yëpp benn sound lañ ci defoon clip benn son bu tudd Peace and Love voilà sound bi ñu def clip mooy Peace and Love bi parce que temps yi dafa tombé bon gars yi bëgg am président bu bees ñuy rayante si dëkk bi bon pour bëgg rek Ablaye Wade na fi jógee comprendre nga rayante bi bëri woon fi trop quoi donc voilà comme son bi day sensibiliser di wax bu ñu rayante bu ñu jamante Peace and Love xaj na suñu diggante ñu ne nañ ko jël parce que actualité la def ko première vidéo donc ñu def ko première vidéo album bi par la suite aussi yeneen track yi bëggoon nañ leen def ay clip mais malheureusement bon dañu songu yeneen projet quoi comprendre nga mais terewul sound yi ne si album bi yëpp mi ngi si YouTube bi waaw boo duggee YouTube ma koy waxaat aussi waa Bayax waa Dakar waa Sénégal waa around the world adduna bi yëpp fu waay nekk rek te bëgg Tafisco Bayax nga gëj ko gis bon wala nga gëj ko dégg léegi am nañ benn chaîne YouTube. gis kay amatu fi ndax ñun feeñal nañ la gars yi lay gis force. merci beaucoup encore une fois di bëggee waa Prost TV encore une fois donc moo ngoog quoi gars yi daal bu ñu duggee YouTube bu ñu bindee Tafisco Bayax dinañu gis sama premier album Real Love bi après album Real Love bi aussi génne naa fi benn single benn son bu may way Seydina Mohamed voilà son boobu sallallahu alayhi wa sallam son boobu aussi mi ngi si YouTube bi actuellement nag dañ demoon jàngi instrument bi c'est-à-dire guitare bi quoi donc moom lañ demoon di jàng bon lii kenn du ko mën ba mu jeex. voilà donc am na lu ñu ci yàlla may instant yi ñu ngi studio aussi di liggéey comme sunu deuxième album après single bi et tout ñu ngi nii studio di liggéey sunu deuxième album. ok donc loolu ñu bàyyi ko xel que mu ngi Tafisco mi ngi job li nga xam ne mooy deuxième album bi war a génn donc album bee nekk nii pour yi nga xam ni on n'a pas encore découvert cet album allez le découvrir parce que je sais que y a du potentiel là-dedans y a les remerciements et tout rendre grâce à Dieu au prophète Mohammed paix salut sur lui. Voilà, nous remercions. Voilà, album bi daal mu ngi nii quoi je peux pas tout lire mais je sais qu'il y a des choses intéressantes dans l'album quand je vois les titres comme intro Allah ndekete yo benn baat no stress please fexel ma si boole Peace and Love donc am na yenn ne ci biir donc allez le découvrir Tafisco il est vraiment quelqu'un de phénoménal parce que jot na am lu mu ñamal mais li ma ñamal laa bëgg mu ñamal leen ko au moment où mi ngi taw ñu ngi tooy nag mais ça ne dérange pas parce que ëttu hip hop dañuy ëttu hip hop donc ëtt bi ci kër gi boo dee xool ëtt bi rek mooy tooy néeg yi benn du ci tooy te ñun ñu ngi ci ëtt bi foog ñu tooy donc yëngaleen ñu gis. di la bëggee bu baax a baax yéen aussi seen disponibilité ngeen jógee Dakar ba fii ñëw fii loolu c'est pas facile amuñu seen fay quoi donc yàlla na leen koy yàlla fay bon télé bi yàlla na ko yàlla yokk aussi encore une fois may bëggee nag sama waa ji yi nekk si miir bi di ko jekkal di ko defaraat noonu quoi voilà aw ma fayam gisoo fu tànkee moom aussi maa ngi koy remercier bu baax parce que tamit ginnaaw yàlla lii yëpp moom la comme mi ngi si aar bi yàlla dogal na seen link moom bu mu gëstoo ku mu xalaat mooy bu fekkee dañ soxla rappeur rek Tafisco Bayax moom moo ngi fi et puis moom la àndal si job bi. may ma benn texte bu conscient ci li nga xam ni moom mooy album bi benn texte rek benn texte bu cool laa bëgg parce que gars yi lay soog a découvrir ñu ne est-ce que gars bi mën na bind quoi montre-nous que tu sais écrire réellement. ok d'accord y en a plein de choses mun naa fàtte nag puisque album bi c'était en 2013 mais dinaa essayer. am na si album bi benn track par exemple comme dañ ko songandoo benn baat bi la dañ ko songandoo benn baat bi la amul fi sa papa amul doomu ghetto ñëpp a soxla woo am ci kër yu taaru yi dañ ko songandoo benn baat bi la amul fi sa papa amul doomu ghetto ñëpp a soxla woo am ci oto yu taaru yi ñëpp a soxla woo am ci xale yu taaru yi tekki am na problème man fi ma ko gis du mbaaw the left and right ku ne ngi ut foo aw wax ju doon na ñaar ndax ku ñuy seet mooy yow li ñu bëgg di tekki même muñ gisul luy naaw ay at ñuy dàq wërsëg mel ni day daw xandar bu da moo ci waar ab tàggeem du ñaaw ñaanul yàlla fekke bés bu wàllo di ñaaw li ñu bëgg jombul wàññi nañu nelaw góor daal du benn yamu rek ci taaw fajar teel ñu tàkk wan këri gannaaw yendo kër yi mel ni ay njanaaw yaakaar yàlla bés suñu lépp gaaw yàlla nañ ko yàlla sawan baawaan wolwaa
Intéressant, intéressant. Ce qui est spécial dans cette émission, c'est à tout moment da ngay découvrir artiste tout en sachant que ni da ngay découvrir li nga xam moom moo di potentiel bi li nga xam moom mooy talent bi ne ci moom donc loolu moo intéressant ci émission Oti Pop loolu mooy li nga xam mooy différence bi ak yeneen émission yi on va essayer de donner à l'artiste la possibilité de s'exprimer moom mu wax li nga xam ne moom lay sentir wax li nga xam ne moom la jot a dund wax li nga xam ne moom lay préparer tout en sachant que da nga koy permettre aussi mu def li nga xam ni mooy musique bi wane boppam donc loolu mooy li nga xam mooy le spécial ci émission bi juste dañ lay bàyyi nga wax ñu lan mooy projet yi war a ñëw après nag ñu jox la guitare gi jox la micro bi nga def lu la neex. xam naa aussi maa ngi remercier daal waa Prost TV di remercier aussi Gisoo Futanke bu baax di leen remercier aussi di ñaan ëttu hip hop mu jëm ci kaw ci kanam projet Tafisco nag actuellement maa ngi waajal ñaari album yoo xamante ni bii ne benn album bi ça sera un album live avec ma guitare. Voilà beneen album bi aussi maanaam ay dina am afrobeat dina am reggae dina am rap si biir aussi quoi donc gars yi nañu xaar album yooyu quoi incha allah ñu ngi si studio di ko liggéey bientôt gars yi dinañ ko gën a gis incha allah. ngay wax waa Bayax bu amee aussi loo xam da nga ko bëgg a dénoncer ci dëkk bi lan lay doon. waaw xam naa rek waa Bayax maa ngi leen di siyaar di leen bëggee parce que tamit fii laa dëkk et puis xam naa ne bëgg nañ ma trop quoi. comprendre nga bëgg nañ ma xanaa rek di leen wax rek nañu gën a jàppalante suñu biir nañ gën a yéenante jàmm suñu biir et puis voilà quoi àdduna amul solo daal waaw moo ngoog di ko wax wool waa aussi di sensibiliser ñëpp avec corona bi nekk si àddina bi voilà donc de ma si jàngat ne dañoo waroon a noppi bu yàgg avant corona bi du ñu tëjloo suñu gémmiñ comprendre nga noppi nag dafa bëri ay façon quoi comprendre nga mun nga takk sa masque du la tere di wax comprendre nga donc moo ngoog maa ngi wax gars yi daal nañuy takk masque yi bu baax sa masque moo ngi nii comprendre nga sa masque moo ngi nii voilà suñu jógee fii léegi dañuy def nii yaa ngi gis sama graveur mu ngi la koy wax waaw yes distance yi merci beaucoup encore une fois donc voilà c'est ça quoi comme mi ngi taw aussi bon ñu essayé ak guitare bi gisoo ko ñu ngi tawte mi ngi tawte. donc xoolal may ñu tuuti rek nga jox ñu benn son ñu xool lan la ñuy jox léegi. Cool dana cool nice non la dana nice cool dana cool nice non la dana baax cool and nice cool mala wayaloon cool dana cool nice non la nga nice mën na cool mën na nice ci kaw nga xam ni ngay doxale life bi la lu mu ci doon kenn nekkatul xale town bi la def la noon du te nga xam lii di yoon mën na cool mën na nice ci kaw nga xam ni ngay doxale life bi la lu mu ci doon kenn nekkatul xale town bi la def la noon du te nga xam lii di yoon dundu gi su ma sañoon nga gën a gëm yow li nga ci doon jëm a cool jëm a nice do you like must become nanga cool nanga na dana cool nice non la nga nice cool dana cool nice non la dana baax lii de ngi fly every time yak sa gain su de ngi toy every time yak sa gain cool dana cool nice dundu ko love bu nice daraji family say fàttali cool tambay so demate ba nar a teggi yoon sama waay fàttali cool tambay
weñ singale yaa ma tax di weñ singalan weñ singale weesa buturungale yaa ma tax di buturungale oto mbay nee na piip ki koy dawal nee na piip yëg leen tili Baba Njaay picc yaa ngay naan géej waay. Yes I big up to you DJ Keparu Hip Hop, what's up? Hip Hop big every day and every time, y'all. Pros TV, yeah. Pros TV, check on me. Pros TV, yeah. Pros TV, check on me. Cool, then cool. Pros TV, mu ngi nice. Yeah, man. Yeah man, big up. Ah mais cool ah. Il a joué quelque chose. Mais bon, nañ ñam sétane clip bi nga xamné mom lañ am fini. Après on va revenir le clip de Mr Tafisco. Taf ñu ngi lay bëggé bu baaxa baax. Gis ni affaire mu ngi nice. Yo aussi hein, du courage et bonne continuation. Ñu ngi bayax ba légui, on va regarder ce clip après on va revenir. On va parler avec le gang bi nga xam ñom ñoo nekk fi bayax diko téwal depuis Yeumbeul jusqu'à Bayax. Donc restez scotchés. L'émission vient juste de démarrer, une autre partie. Yep. Hip-hop nañu ko def, rap nañu ko dund, day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Hip-hop nañu ko def, rap nañu ko dund, day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Hip-hop nañu ko def, rap nañu ko dund, day nekk ci sa net depuis ba soog a judd. Yeah. Come. Yeah. New celebrate hip hop. Big bigger for the hip hop. You see don't go the hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop. Big bigger for the hip hop. You see don't go the hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop. Big begging for the hip hop. Need you don't go the hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop. Big begging for the hip hop. Need you don't go the hands up, put it down for the hip hop. Jamono raw jonju xel ñaaw ñu fépp di bëgg hip hop. Ñu wàcc ci mbedd bi rap ba tabe ji loxo ñu téye hip hop. Ñi ko bëgg di ko dundee, fay lépp di ko gunge. Fit full of fitness, Pastef jom ne ko moo ko dundee. Job ci ñu faratal kaw, aspect bi ñëkk tal kaw. Lu baax ñu jël lu bon ñu tege ne kos faje tal kaw. Mustu ci fen ak fo, joxe wu ci forme ak fo. Rest in peace, remember me, real niggas they do for. Tegante waate duñ ko nëmb dëgg mbokk yow la hip hop. Kenn toog dog hands up yow mi yegg bëgg real hip hop. Big bëgg te du bësu fo, full power dugg def show. Démb la woon tegu si yoon, up front te xuus di dem. Xeex ba feeñ fente noon, ride ñu fight all day, maintain. New celebrate hip hop. Big bigger for the hip hop. You see dogo dëgg ci hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop. Big bigger for the hip hop. You see dogo dëgg ci hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop. Big begging for the hip hop. Need you don't go the hands up, put it down for the hip hop. New celebrate hip hop. Big begging for the hip hop. Need you don't go the hands up, put it down for the hip hop. Hip hop dina la fanga sanaji, sabundu mam la fanga chanaji. What we doing on? Even you don't know that we celebrate. Le best ne mag new seed, flash to galaxy, jama rami tag one to fancy. Hip hop to the fishing, but they gonna def to holly. Ma waral ten you busy son the why never khadi. Younger time, rest of time, ten la room get fat true. Lynch your dutch, send the notch. Oh no, no. Do this life, death guff, for the buck fuck my neck. Hip chronic, hot chronic, fight them buckle in the neck. North, DD, Walian optimist. 2-8 guns out, Jai Jeff, Lopagis, Def Dara, Sankara.
raay jéggi raay lépp a dis docteur démographe miséricorde full power saf naan DJ Paul ji bass ko moo ko waay jox naa leen full power You celebrate hip hop, big bigger for the hip hop. You say don't go take a G, hands up, put it down for the hip hop. You celebrate hip hop, big bigger for the hip hop. You say don't go take a G, hands up, put it down for the hip hop. You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should go duck your hands up, put it down for the hip hop. You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should go duck your hands up, put it down for the hip hop. Manifestez-vous, tenez-vous debout. Drum les appels, you les high hip hop, du neen foog nga sonn ci sa dundu moom la dong foog nga coono ci nigga. Hip hop a ngi manifestez-vous, tenez-vous debout. Drum les appels, you les high Jógal celebrate bu fekkee rubber des a hot dog put your hands up amul toog na ñëpp jump dog Sénégal ñoo ko bokk joxe xët celebrate suñu gaal du mës a senn jóg ci gaaw ne bërëb hip hop jàmm la woote ñëpp la njaboote new school old school fexeel ni nga ko boote ñoo fees si kool yi ñoo fees si xol yi ñoo fees si miir yi si tepi si kër yi jaxasoo mabandoo laxasoo sabandoo bokku bre rabandoo xacandoo dorondoo You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should go duck your hands up, put it down for the hip hop. You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should go duck your hands up, put it down for the hip hop. Hip hop du leen a fang nga sonn ci sa dundu moom la fang nga coono ci what's it going on lii moo ñu jëral tax ñu takku tey ngi celebrate ko Jógal celebrate bu fekkee rubber des a hot dog put your hands up amul toog na ñëpp jump dog Sénégal ñoo ko bokk joxe xët celebrate suñu gaal du mës a senn jóg ci gaaw ne bërëb hip hop jàmm la woote ñëpp la njaboote new school old school fexeel ni nga ko boote ñoo fees si kool yi ñoo fees si xol yi ñoo fees si miir yi si tepi si kër yi jaxasoo mabandoo laxasoo sabandoo bokku bre rabandoo xacandoo dorondoo You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should go duck your hands up, put it down for the hip hop. You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should go duck your hands up, put it down for the hip hop. hip hop du leen a fang nga sonn ci sa dundu moom la fang nga coono ci what's it going on lii moo ñu jëral tax ñu takku tey ngi celebrate ko Jógal celebrate bu fekkee rubber des a hot dog put your hands up amul toog na ñëpp jump dog Sénégal ñoo ko bokk joxe xët celebrate suñu gaal du mës a senn jóg ci gaaw ne bërëb hip hop jàmm la woote ñëpp la njaboote new school old school fexeel ni nga ko boote ñoo fees si kool yi ñoo fees si xol yi ñoo fees si miir yi si tepi si kër yi jaxasoo mabandoo laxasoo sabandoo bokku bre rabandoo xacandoo dorondoo You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should go duck your hands up, put it down for the hip hop. You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should go duck your hands up, put it down for the hip hop. hip hop du leen a fang nga sonn ci sa dundu moom la fang nga coono ci what's it going on lii moo ñu jëral tax ñu takku tey ngi celebrate ko laxasoo mabandoo laxasoo sabandoo bokku bre rabandoo xacandoo dorondoo You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should go duck your hands up, put it down for the hip hop. You celebrate hip hop, big begging for the hip hop. You should go duck your hands up, put it down for the hip hop. hip hop du leen a fang nga sonn ci sa dundu moom la fang nga coono ci what's it going on lii moo ñu jëral tax ñu takku tey ngi celebrate ko Move your body.
ok après li nga xam ni moom mooy Tafisco ah mu ñëw def affaire bu nice def fi benn waaw playback laa ko mën a tuddee de ah parce que affaire bi cool na de. Voilà, il y a le talent qui est avec Tafisco donc allez le suivre sur YouTube mu ngi foofu di def affaire yi dope aussi jot na génne projet tuddee ko Real Love moom aussi ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax parce que am na yenn projet yi ñëw mais après Tafisco y a un autre crew boo xam ne moom lañ seet si fii nii am na benn gaañ bu doon def affaire bu graaw sànq mais après lañ leen koy won quoi après dañuy def juste nuyu leen dalal leen ci émission yi parce que yéen a ngi si émission OT Pop grand bi ñu ngi lay bëggee bu baax a baax. ñu ngi lay ziar di la delloo bëggee di wax asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna bi Maxine la from Gang Fu 3945. beneen grand bi kan la. yeah gisoo fu tànke la from Gang Fu 3945 di ziar waa Proxi TV di ziar Sénégal wërngal këpp ak àdduna bi ñëpp ñu ñu seetaan di leen wax welcome fii mooy Bayaax benn membre Gang Fu la bu nekk fii ci Bayaax. donc benn membre Gang Fu moo ñu indi Bayaax comme je vous le disais ci début bi kat fi ñu toll nii ñu ngi Bayaax mais dama fiy dund tey pur hip hop su may wax hip hop damay wax ci 5 branches yi 5 branches yi lan ak lan la graffiti sama ginnaaw sax moom ngeen di gis hip hop rap ci la bokk da ngeen fi gis rap depuis le début ba léegi yéen a ngi ko fi gis aussi dance moo ñu rëcc ci tey mais daanaka leneen li des yëpp dañ ko fiy dund tey ji nii mais à part ça groupe bi nan la tudd ba pare ngeen présenté groupe bi gars yi xamul groupe bi ñu découvrir ko. groupe bi mu ngi tudd Gang Fu 3945 waaw mooy turu groupe bi ñu ngi taxaw depuis 2001 su ma juumul voilà si la ñu créé squad bi. yàgg na de. waaw xaw na yàgg tuuti defe naa ne xale bu si juddu woon léegi màgg nga. am na ñu sëy sax. waaw ñi sëy nañ macha allah ba am fi soxna. voilà depuis lors ñu ngi ci ay wéy bi bon jot fi génnee benn album. 20 ans benn album. waaw gum. donc yéen foog ma sànni leen xeer tey mais amul benn problème Gang Fu lan lay signifier pour ki nga xam ni xamul lan mooy Gang Fu tey jii ni bu déggee Gang Fu 39 45 ban signification la ci mën a jàpp. waaw pour bu gën a terre à terre mooy benn gang la quoi mais gàngoor comme ci olof quoi gàngooru dof mu ma par exemple gars dañ leen doon gis ñuy sol ay tubéy yu ngande ak yére yu ngande ñu ne ñi ay fuu lañ moom moo indi fuu bi quoi 39 45 bi tamit moom mooy guerre bi nga xam ne moom la suñu maam yi demoon mais ñun dañ ko jël comme métaphore di ko teewal ci rap bi quoi waaw di tamit di ko génneewaale en image ak tamit ak ay son ak tamit ci graffiti quoi. 39 45 39 45 mooy deuxième guerre mondiale yéen la moo tax ngeen tuddee seen bopp ay dof ba pare wëlbatiku bëgg cee yokk guerre dof yu guerre ngeen wala. seulement 39 45 dafa nekk xare boo xamante ne nii mun naa wax nasaraan yi dañu ameel njukkal africain yi parce que xeex la woon boo xamante ne nii suñu maam yi ñoo ko gañe tey au contraire nasaraan yi ñoo ñu jox indépendance mais ñun ñoo leen njëkk a jox indépendance. voilà parce que fight boobu suñu maam seen jom ak seen ngor moo leen motiver ba ñu gañee xeex boobu voilà seeni sët ñëw di leen rendre hommage di leen delloo njukkal taxawaay bi maam yi amoon ci xeex liberté wu nasaraan yi ñun taxawaay boobu la ñu am ngir suñu askan moo tax ñuy delloo maam yi njukkal di fàttaliwaat gars yi ne guerre 39 45 africains yi ñoom ñoo ko fight. donc c'était une manière de rendre hommage à nos grands-pères yi nga xam ne ñoo demoon ci guerre bi en plus ñu mën leen bàyyi xel à travers Gang Fu bu ñu déggee Gang Fu 39 45 suñu xel day dem ci deuxième guerre mondiale dem ci sunu maam yi nga xam ni maanaam ñoom lañ ci sacrifié woon ak ñoom ñi nga xam ñoom ñoo njëkk a jox liberté ñi nga xam ni ñoom ñooy français yi mais à part ça aussi ngeen def li nga xam ne benn parcours bu am solo depuis 2001 yéen a ngi ciy pop lan moo leen ci gën a marqué. waaw man sama côté laay wax par exemple graffiti bi li ma gën a marqué ci Gang Fu mooy documentaire bi ma defoon ak ñoom quoi def nañ documentaire mu ngi doon def 7 minutes ñu wër ci biir mbedd yëmbal yi wone li gars yi di dund muy jafe-jafe yi ñu tolloon ci jamono yooyu loolu tamit bokk na li nga xam ne moom ma gën a marqué ci groupe bi quoi waaw. mais base bi yëmbal. waaw base bi yëmbal la depuis bi ñu commencé carrière bi foofu la quoi. ngeen jot fa réaliser lan comme projet depuis boobu ba léegi lan la waa Gang Fu defal yëmbal. waaw projet yi ñu jot a def foofu jot nañ fa def ay concert jot nañ fa def ay matinée hip hop yoo xamante ne gars yi nga xamante ne dañ bàyyi woon rap wala ñi nga xamante ne amuñu woon. laay gis fii nii 4 membres laay gis fii 4 membres yi
quatre membres yi da nga siy am Maxen da nga siy am Baye Tige Big One Ñuul Cook voilà kii la yaayam décédé woon. ok ok yow la moo tax nekkoo ci. waaw man nag man maa nekk background bi di dóor t-shirt yeeg casquette yeeg yooyu quoi man je préfère làkkatu même bi ñuy def shooting yi dam leen def affaire yi comme que yenn MC yi quoi. ok mais fi ñu toll nga ci fësal. waaw fës bi moom fës naa yàgg na quoi yàgg na fës quoi mais comme par rapport ak jaget bi man dam leen ne woon nañ def shooting yi nu mu gën a gaawee parce que ci jamono yooyu noonu amuñu woon lu ñuy xaar quoi waaw fale ñoom ñu dóor ko. bugguñu foo. comme ni nga ko déggee noonu lay waxee. bugguñu foo. non non. mais ni ngeen ko bindee da ngeen def F ñaari O. F ñaari O 4. ça veut dire. bugguñu foo. 4 bi la lay tekki foofu quoi. 4 bi foo la. waaw foo ñeent la. bugguñu foo. manière la boo xam ne lettres yi noonu lañ koy bindee parce que hip hop dafa am code. comme ni ñuy waxee kàll xam nga ay slang. voilà dafa am ay langage yoo xamante ni wala ay écrit yoo xamante ni nii kooku lu nekk dafa am ak domaine am bugguñu foo bi mënoon nañ ko bindee neneen voilà mais dañ koy def 4 pour gën a génne image yu hip hop bi voilà ci côté rap ci musique ci graphe everybody lépp lu ñuy def dañuy feel nga gis ci hip hop waaw gars yi dafay vrai quoi. gars yi dañuy wax naan yéen gars yi léegi dañu change mais yéen ba léegi yéen a ngi si cadre ci gars yi xam nga ay ngandi tubéy ay ngandi t-shirt affaire yooyu. yéen cuuboo leen quoi. non never change. bon man sama entendement foofu noonu mooy bëgguñu faux quoi maanaam bëgguñu lu faux bëgguñu loo xam ni du lu réel quoi yu nekkoo leen ay fake en fait voilà loolu laay comprendre donc loolu mooy jagat album bi vous pouvez regarder comme ça. bëgguñu faux soxlawuñu faux ci lenn. tey jii yow fii nga toog foo bàyyiwu la fi. li ngay liggéey da nga ci def fulla ak fayda ak jom ci lépp loo dugal foo yàqu na voilà kon nit ki lépp looy def da nga koy def ak positivement da nga koy def ak bañ ko def ak caaxaan bañ ci boole foo ci lu mu dugg rek yàq na ko quoi. donc muy albumu 16 titres. 16 la ñu affiché mais 17 titres moo nekk ci album bi. 17 titres mooy parce que daa am bonus track. all right. voilà 16 titres yi ban moo ci gënoon a marqué Sénégal. bon loolu nag boo ma ko laajee daf may xaw a yéem parce que ñii dañ la naan man sound bi mooy sama sound ñii ne la non man sound bi mooy sama. ban nga gën a dégg quoi ban nga gën a dégg. ñii ne la non sound bi mooy sama sound. ban nga gën a dégg. bon am na ñoo xam ne nee nañu intro bi daf leen di gaaj mënuñu ko muñ. yaa ngi lyrics ci sa bopp nii. intro bi defuma ko. non sam joo bu ñuy wax Ñuul Cook moom moo def intro bi. am na joo yoo xamante ne ni maak moom nee nañ daf leen di gaañ sound boobu d'ailleurs def nañ ko vidéo am na joo yoo xam ne nii nee nañu one love daf leen di gaañ xam nga. bokkul quoi kenn ku nekk li ngay dégg yow ban moo sa sound. man kii bi wareefu waajur ak maak moom bi man wareefu waajur moo gën a nekk sama sound quoi. yow ci man ak ban nga participer. man ci un monde sans pitié maak moom bi waaw ak yeneen yi dooragul yi yooyu yëpp. waaw lyrics yaa ngi sa bopp. waaw bu baax sax. jox ñu lyrics yi Ndoye je t'apporte quelque chose de improviser man moo ma neex dama bëgg mu génne lyrics yi ci bopp bi acca. waaw man graffeur laa du ma rappeur mais boo ma rap looy mun naa rap quoi. moo tax ma bëgg nga rap. ayca fan laay jàkkaar lool. damay lancer défi. caméra bi maanaam bii la. taxaw sur scène di ko représente. yaa da ngaa bëgg ma bagee wala. non seulement sa waay. album bi moom graphe la gën a def côté. Gang Fu voilà bu dee rhyme ñun ñooy rhyme voilà tey t-shirt casquette yi nga xamante ne nii mooy mu la Gang Fu di sol yëpp moom moo koy liggéey voilà lépp luy côté graphe ci Gang Fu moom moo koy def. xam nga muy shirt muy casquette. non dinañ ko wane léegi sax dinañ ko wane li nga wane léegi gars yi dinañ gis réalisation bi nga xam ne jot na ko def similaire ça la mu defal ñu affaire bu graaw ba defal ñu ci Proxi TV waaw bi doon ci lu ko neex rafet jikko yee dinañ ko fil léegi dinañ ko fil léegi dama bëgg nga mayam benn lyrics parce que dañ naan booy yi mënuñu bind donc grand yi mën a bind grand yi nañu daf ñu dégg. est-ce que waaw dama lay jox ban track one love. lyrics bu la neex.
maak moom dañu yàgg is been a long time gént la ma njëkk a feeñu sol ma ay rhymes naa la wax maak moom nu ñu doonee ay gain phrase moo ma iri presse ñu nekk gain daf ma dugg jeex ma tàkk dëkk ko dëkk ma teg fa tànk dafa mel ni moom ma sant lu ma moom duma ko sànk bés bu yàlla sàkk ngay gis fi ñu yegg ak moom Fou Gang la ñun represent the real rap suñu veine la. yow doole. ak ban dafa am na beneen lyrics. joxaat la beneen. ma xool. non bu la neexee waree ba man boo déggee micro du ñëw si. sénégalais. sénégalais sound boobu ràññee mu ma si parce que am na sound yoo xamante ni yenn membres yi ñoo si. je comprends moo tax mën la jox ma benn texte rek yow. yeneen membres yi ñoo si ràññoon. nga jox ma ci texte yu bees yi war a génn album bi. acca non baa ñu laalaat ci album. acca laalaat baa ñu laalaat ci album bi. acca ñu ñëw ci ban track. yàgg na de saa waay dafa jàpp lyrics yi. fi mu toll nii track bi album bi mu ngi génnoon 2008 waaw waaye daal ñu joxe ci One Love alhamdulilah ñoo ngi sant laaw buur bi ni mu ñu def bi mu ñu joxee siru rap boole ñoo Fou Gang bi 2001 la ñu ñëw wàcc ci game bi dañu def fulaak fayda jéego en place ci game bi ñuy dox di dem yenn niggas yi di weddi amul woon luñ ci metti waaye tey ñoo ngi xeddi alhamdulilah ñoo ngi sant bi ñu ci yàlla buur bi bàyyee never give up du ñu bàyyi alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla buur bi fu mu ñu tegee. nice mais bon ci li nga xam ni. moom moo war a ñëw muy projet deuxième album mais avant deuxième album bi ci la yow sa projet di génn. album bi waaw si la projet solo bi war a génn projet solo bi d'ailleurs dafa tudd. projet non tur bi bëggaguñ ko joxe léegi. exclusivité la parce que cat dafa ñu jàppoon ci single bi dañu préparé woon benn single bu tudd li ñuy joxoñ nañ ko laal. single bu ñu waroon génne ci projet boobu mooy li ñuy joxoñ nañ ko laal yàlla def ak pandémie bi ñëw ñu stand by yi. loolu moo bloqué single bi ma heure bi waroon na fekk ñu nekk ci préparation wu deuxième single projet boobu. lan mooy seen vision ci hip hop Galsen. waaw ni muy doxee quoi est-ce que mu ngi cool. waaw vision boo dégloo album bi di nga ko gis te et puis album bi biñ ko bindee biñ koy répété am na yoo xamante ne amul woon mais dafa tombé ak affaire yi am quoi boo dégloo sound yi directement di nga gis li ci gars yi doon junj quoi mais am na leneen lu ñuy junjaat loo xamante ne war na génnaat tamit ci deuxième album bi loo xamante ne gars yi analyser nañ ba pare quoi déjà ñoom ay Sénégalais lañ ay citoyens lañ am loo xam ne xool nañ ko gis nañ nu sët dëkk bi di doxee quoi ñu ngi enregistré quoi léegi ñoom saa yuñ ko génnee aussi nit ñi dinañ ci bàyyi xel quoi par rapport tamit ak projet yi di ñëw après ñoom dinañ ci taxaw parce que comme li gars yi naan ku wax feeñ quoi am na yoo xam ne am na noo koy waxee rek cat da ciy dugg quoi waaw. préféré bàyyi ko mu nekk surprise ci bëtu gars yi quoi man nag dama leen jox surprise on va regarder ce clip de Gang Fou man ak moom ah. maak moom on va regarder maak moom ma des ak ñi ñu dem te ñëw léegi. nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a juddu rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a juddu rap nañu ko def rap nañu koy dund day nekk ci sa net depuis ba soog a juddu. Après ce clip de Mac Mom de Mr wala boog du crew Gang Fou 39 45 gangu fou yi nga xam dañuy guerre man noonu laa leen tuddee quoi 39 45 gars yi bëgg guerre après clip bi génn na gars yi apprécier ko gars yi maanaam accueillir ko à bras ouverts lan la leen clip bi may fi ñu toll nii. bon respect ngay wax ak tamit xëy na yokk link yi voilà parce que may nañu possibilité xëy na am na ñoo xamante ni jotuñu woon jot ci li Gang Fou di def voilà vidéo bi may nañu possibilité ñooñu jot si may nañu jox nañu beneen image boo xamante ne ni xëy na à cause de vidéo bi moo tax voilà comme liñ ci doon séntu mooy que ne respect alhamdulilah yàlla am na lu mu si jot a def fa à cause de vidéo bi. mais est-ce que vous êtes invité dans les radios ci télé ak yooyu noonu réellement. bon yombul naka parce que Galsen dafa am système bu fi nekk. système bi lan la. système bi mooy que ne damay bokk sa lobby wala mu wóolu sama poste wala ma nekk sa boy. te bëggoon nañ ci nekk. non ñun li nekk si album bi mooy suñu concept bëgguñu fookat soxlawuñu lenn loo xamante ni dañ ciy dugal ay njuñ njaaj
Gang Fu parewul pour fay benn animateur pour mu teg œuvre am. Gang Fu parewul pour nekk booyu benn animateur pour mu teg œuvre am. comprendre wax ji li ñuy def dañ koy def comme ni ñu ko war a defee jël suñu temps xalaat bind suñu texte dem studio répété dem fay def sa sound nickel ni mu war a mel ñi ko war a déglu ko ni nii mel na ni mu war a mel ñu def ci li ñu ci war a def mooy kenn ku si nekk ñu dem jox la ko yow nga def sa liggéey bu fekkente ne dañ siy séentu beneen retour non Gang Fu parewul pour loolu bokk na ci li nga xamante ne ni empêché na album bi am na ñoo xam ne dañ naan mais yéen lu tax yóbbu leen seen album bi si yenn rajo yi wala dégguñu ko si yenn télé yi album bi képp kuy animateur Galsen jot nga si képp kuy animé hip hop jot nga si waxuma la Dakar ba ci région yi képp kuy animé hip hop jot nga si voilà ñun nag bon loolu mooy li ñu war mooy que ne ñu def li ñu war a def après day des ci ñoom ñu def ñoom li ñu war a def. bon am na ñenn ciy def li ñu war a def comme sunu genre ñu ngi jéem quoi di def li nga xam ni moo la ñu war a def mais comme nga ñëpp yemuñu dañuy bàyyi loolu rek xam nga ni peut-être am na nu mu doon demee aussi gars yi dinañ ko dawal comme ni ngeen ko bëggee quoi mais à part ça yow am nga point de vue ci hip hop Galsen ni muy doxee lan moo ci positif ak lan moo ci négatif. lan moo si positif ak lan moo si négatif est-ce que. lan nga bëggoon tey lii nii rek nga xëy rek ñu ni lii moom bëggatuma ko ci hip hop Galsen quoi lii moom bëggatuma ko ci Galsen bëggatuma rap bi mel nii lan lay doon. xaw ma nu ma koy waxee sax habillement bi njëkk actuellement nii ñi nga xamante da ngay gis ñoo xamante ne nii da ngay rus ne ñii ay rappeur lañu. comme kan. non bëri na fi ay son du ma citer benn tur wala benn crew mais li may wax da nga koy gis. comprendre wax ji. rappeur moomul pain. tubéy ju rappeur moomul pain. non am na habillement boo xam ne nii loolu du pour rappeur du pour MCs hip hop bokk ci. mais sa nekkul game bi mooy dox ba toll foofu noonu hip hop. game bi mu ngi dox avancé mais si côté bu positif. comprendre wax ji bu fekkente ne dafa dem ba nuy jaawalee benn MC ak benn fecckat mbalax pardon mais kon kooku noonu na xoolaat boppam. comprendre wax ji defe naa ne nit ki ci li ngay nekk ku la ci fekk dafa war a xam ne yow lii ngay def sa waay booy dem terrain pour def foot da ngay sol say takk say goda sol sa culotte sol équipement booy dem basket am na looy sol booy dem làmb ji am na looy sol jumaa ji booy julli ji am na looy sol comprendre wax ji hip hop dafa am teneem lenn lu nekk dafa am li nga xamante ni moo ko moom bokk na ci li may déranger mooy que ne da ngay taxaw si concert gis rappeur boo xamante ne day sol tubéy boo xam ne bu defee mouvement bu baax sax mu xotteeku xam nga soxlawuñ ci loolu quoi xam nga. mais style skills ci la bokk. ok style skills si la bokk affaire yi dafa war di avancer mais positivement. kenn ku ne aussi di def loo xam ne lu particulier la ci yow quoi. xam nga am na loo xam ne yaa ko moom. mais à part habillement lan moo lay déranger bon mooy que ne xëy na mun naa la nan laa ko mun a waxee ñàkk dëggu bi daf may déranger. lan nga tuddee ñàkk dëggu. mooy que ne bu ñu dajee nga show love ma yaa ngi dee wax ji bu fekkente ne war naa la ginnaaw nga wax si man lu négatif wala yow loo xamante ne nii gis nga ne lii am naa si wàll nga fexe noo ma écarté pour yow gérer ko wala yow ak say cartel. xam nga kooku du yëfu nit mu daje booy li ngay def dafa nice nii naa kërëb jàpp apprécier xam nga li ngay wone ak li ngay def bokkul bëri na ci game bi quoi xam nga bëri na ci game bi signalé gauche jaar du droite xam nga na gars yi xam ne li ñuy def ñoo ko bokk xam nga li nga xamante ne ni moom laay fiil naa la ko fiilal yow bokk na ci li may déranger quoi yàlla maa ngi jégalu parce que gars yi ñu si bëri loolu lañuy wax mooy que ne fautif fake mais bëri na si daf may déranger. ok loolu moom ça dérange n'importe qui je peux dire quoi voilà loolu moom ñëpp lay déranger mais am na leen lu positif aussi quoi loo gis ne loolu moom nice na quoi mu ngi ci game bi te bëgg nga mu continuer. positif mooy ñi nga xamante ne nii ñu ngi def rab bu nickel. muy ban rab nga tuddee rab bu nickel. non. ñi nga xamante ne nii ñu ngi def rab boo xamante ni day conscientiser nit ñi rab boo xamante ni day sensibiliser nit ñi rab boo xamante ne day amal nit ñi njariñ rab boo xam ne nii du à jeter quoi déglu ko nii pour benn temps xew na lii nañ ko def pour benn temps après bu paree ñu xëcc tiroir yi def ko si. albumu Gang Fu bi boo koy xool benn sound Eco Trip moo si nekk yeneen sound yëpp boo liiree titre yëpp ay thème la te incha allah next albumu Gang Fu du am Eco Trip. donc thème daa commencé dee ci game bi nga bëgg a wax.
bëri na ci gars yi defe naa léegi ku bëgg a def lu fës sax da ngay def benn éco trip wala nga xool benn gain boo xam ne mu ngi xaw a kii nga bomb ko xam nga gars yi def ko kii kërëb mais loolu du dil bi. sam clash hip hop la bokk. clash hip hop la bokk mais sam benn joo ñuul kuku nee na ñàkk xam-xam mu ngi commencé mu ngi feeñee ci nga dëkkal sa bopp ci éco trip ak classe. mais sa clash yow est-ce que ñëpp clash yi ñoo lay déranger ak saaga yi. non mais xam nga li bokk ci yëf kenn mënu ko si génnee. classe bu positif am na xam nga tey jii nii yow am nga droit nga gis loo xam ne waruma ko def ci game bi wala waruma doxalee noonu mais mun nga classe pour orienter waat ma. à la actu bu Gaston j'aime bien. am na classe yoo xam ne c'est positif am like comprendre wax ji mais am na classe yoo xamante ni du affaire hip hop affaire personnel la comprendre wax ji yow li ñu seq si koñ bi gel bi ñu bokk fii wala sama gel wala sa gel bi ma nangu kooku nañ ko dox si koñ bi bu ñu demee ci kaw ring bi ah ñu nekkee fa leneen mais li nga xamante ni moom la ñu seq si suuf bu ñu ko fesal si kaw ba pare di la jaxase waat ak askan bi xam nga. loolu am na solo ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax. nga xam ne ni ki ngay classe na nga ko classe ci cadre hip hop. j'aime ça quoi ci la bokk. clash dafa war a positif clash dafa war a objectif j'ai l'habitude de le dire quoi clash dafa war a objectif waroo mu ni clash nit ki ci physique am waroo ni clash nit ki parce que dafa nangu sa show comme ni mu koy waxee wala boog day lekk ci moonin di la bàyyi mais wala neexuma mais tamit en parlant de lekk ci moonin bi avant ma ñëw ci fond des cultures urbaines parce que yéen graffeurs yi jot ngeen seen wàll dégg naa ko balaa maa ñibbi nag ma jox sama wàll ma téye dégg naa yéen jot ngeen seen wàll bu baax Grand Malick lu leer laay tegal nii ça encaissé na de mais dañoo gis sànq nga defal ñu benn affaire bu nice expliquer ñu depuis 2001 am na benn CV bu ma envoyé CV bu riche macha allah depuis 2001 yaa ngi graphe loolu comment ça t'est arrivé da nga dem def formation wala yooyu. waaw avant tout man dama ko judduwaale quoi xam nga xale moom bu juddoo day mën dessin léegi ba ma nekkee xale dama doon dessin woon tout après ba ma màggee aussi ma continuer ko di ko gën di def quoi léegi nag ba ñu tuxu see yëmbal ma am connaissance ak Gang Fu ak yeneen crew aussi quoi ay Black Innocence ak Syndicate ak ay BRP ay Pato ay Omzo Mujahideen ay Ibara Pajo maanaam bëri na quoi mais ñooñu ñëpp ay logo affaire yooyu lañ doon def ñenn ñi dañ daan ànd dem graffiti ji quoi waaw noonu la affaire yi di toppantee di ñëw quoi parce que dessin bi la njëkkee ba commencé graffiti bi may gis gars yi Malick moo doon yor benn bomb gàlle def benn M nii ay baabal yooyu man tamit saa bu ñëwee affaire dafay impressionnant ci man quoi mais daaw ma am nag bomb quoi ma jël parfum bu jeex ma bënn ko def ci peinture sol ci air quoi pour mën a am pompe noonu laa commencé bombe artisanale boobu noonu di tracer di fawantu di defar ay t-shirt defaral gars yi Gang Fu ak yeneen gars yi noonu quoi. après bi nga bëggee mu sérieux da nga dem jàngi ji ko. waaw bi ma bëggee mu gën a sérieux aussi dama amoon benn salon bu ñu defoon Blaise Senghor ma doon exposé foofu ay tableau ma bokk salon bi ak docteur bu doxandem squad après moom mu waroon exposé man ma war a exposé ma yóbbu fa sama œuvre yi mu xool quoi mais man thématique laa defoon après moom mu expliqué ma couleurs yi ak thèmes yi ni muy àndee yooyu noonu ba ñu xamante man ak moom tamit moom mu yóbbu hip hop feeling muy bu 2STV bi bu fataa doon def ma dem foofu noonu di participer ci première édition yooyu ba ci dernière édition yi bi mu nekkee concours aussi ma gagné non ma dem ba ci final bi ñu gagné ma benn point mais ki ma gagné man ak moom ñoo defandoo même concours waaw léegi tamit am na leen lu doolee ko waat tamit ci li ma mënoon affaire yi di ñëwaat encore te même émission télé boobu c'est la première fois ma téye bombe original aussi di graphe live and direct ci télé. boobu yaa ngi ko doon soog a def. maa ngi ko doon soog a def encore mais may dóor di dem di gën a am loxo bi ba ci ay festival. Ndoye le gars il m'impressionne beaucoup jot nga jouer aussi ci ay festival yu bëri. comme ci mel waaw comme premier festival yi ñu jot a participer yi mu ngi mel ni bu Bamsu bu Rosso Sénégal parce que bi ma commencé hip hop feeling commencé woon naa di am performance bi di am loxo bi hip hop feeling ma dem Rosso Sénégal dem festival bu docteur bu doxandem squad bu doon am town mooy Festigraph foofu tamit ba ma fa demee jot naa fa rencontré ay américain ay façon
tubaab ñu bëri quoi ñoo xam ne am nañu expérience ci graffiti ñu dafay atelier ñu échanger quoi parce que ñoom tamit am nañu benn niveau bi am si ñoo xam ne man maa leen tane am ñoom ñoo ñu tane parce que dañuy daje rek di dafay échange quoi. 2012 bi nu mu demee woon bi ngeen demee Sao Paulo. Sao Paulo aussi benn exposition la boo xam ne man ak Demographe ñoo fa waroon dem ak waa kër gi ñoom Fou Malade mais malheureusement man amoon billet moom moo tax demuma quoi mais Demographe moom moo jotoon dem mu yóbbaale sama œuvre bi mu exposé ma ko foofu noonu la fa demee quoi. am na yeneen invitation aussi ay Sao Paulo ay Bolivie ay Canada Montréal. mais yow da ngay teg sa yëfu bopp quand même quoi da ngay teg sa yëfu bopp. nekkul woon sama yëfu bopp. parce mais yow commencé nga teg sa yëfu bopp loo xam ne yow yaa ko moomal sa bopp comme festival. waaw par rapport ma yeggali par rapport ak Sao Paulo bi jotoon nañu def nu mu tuddati ak Geng Fu documentaire bi ma la doon wax bu 7 minutes bi moom moo ma waroon yóbbu Canada ak Montréal waaw parce que Geng Fu man ak ñoom dafa yàgg quoi loolu tax ma amoon idée won ko waa Canada ak waa Montréal yi quoi parce que thème biñ def ci documentaire bi festival boobu thème bi loolu la woon quoi dafa collé woon quoi parce que su ma ñëwoon noonu damay am lu bëri quoi léegi par rapport ak samay programme aussi man yoo xam ne c'est personnel mooy festival bi nga xam ne moom laay teg Fouta festival boobu mu ngi tudd Fouta Graph waaw def naa ko 2 éditions ak samay xarit graffeur yoo xam ne maa leen nuyoo passage ñi nga xam ne ñoo bokk crew muy waa RBS crew parce que ñooñu ay graffeur kese ñoo fa nekk quoi waaw ñooñu moom suñu famille la quoi daanaka ñii dañuy def portrait ñii di def ay lettrage ñun ñoo nekk foofu ñun ñëpp ay ñoom Beau Graph ay ñoom Madzo Craft ñoom King Mo ñoom ñëpp maa leen di bëggee waaw di leen ziar fàttewuma ci kenn quoi bëgguma woon tudd tur mais xam nga boo limee moom mooy loolu waaw noonu la fa demee et puis festival Fouta bi moom maa ngi koy teg naa 2 éditions. ñan ñoo la ciy dimbali. waaw festival boobu aussi waa dëkk boobu ñoom ñoo ciy jàpp pour mu réaliser wu waaw mais su ma ñëwee man damay indaale samay artiste bu ko defee ñu graphe école beeg yooyu noonu def ay thème job ci quoi. mais est-ce que mos nga jéem a déposer ci li ma doon wax sànq ma ñëw ci benn yoon parce que temps bi li des bëreetul Fonds des cultures urbaines gars yi dañuy laaj ngeen déposer projet mos nga déposer projet boobu nga wax noonu photographe. non Fonds des cultures urbaines man ba may def samay jéego amagul mais ba mu amee man bëgguma sax déposer foofu. lu tax. man maa bëggul soxlawul ñoom ñu financé ma mais man ñi ma si jot a joobal déjà jamono yu ñu toll nii ñoom ñoo dem ñu financé leen ñu woo ma defal leen seen graphe ñu dem seen yoon ma dem mais man pour man ñu jàpp sama projet non parce que man damaa jàpp ni li may def man dama ko bëgg quoi li may def ba bëgg ko nag man maay débrouiller samay moyens di ko teg quoi parce que bu dee Fonds des cultures urbaines la ñu wax FDCU man xam naa ñu bëri ñun jàppale ñoo xam ne man li may def am na lu gën a riche moo gën a riche ñeneen ñi ñuy fay ñi ñuy financé ay 5 millions ñuy def ay concert di am problème sono di ay boru 10 000 francs di leen yóbbu police man xam naa ne li may def moo gën a positif man gis naa ñu positif comme moo tax nag yow nga mérité woon parce que le mérite te revient nga dem déposer pour mën a am ci financement yooyu. mais xam nga la moo gën a neex tamit ñu xam ne mérité nga ko ba pare nga xëy defal sa bopp parce que man gis naa fi ay tubaab yu bëri yu ñëw fii yoo xam ne samay xarit lañu graffeur ñoom seen état ñoo leen di jàppale aller retour billet ak xaalis ñu def seen projet Afrique ñibbisi wan leen ay image te ñun yor nañu ay projet yoo xam ne yu war a mën wër àdduna bi la imaginez ma waroon dem Mexique 2 fois laa fa waroon dem war a yóbbu culture Afrique bi ñoom ñu war si jàpp pour man ma dem léegi ñoom buñ ci waree jàpp dañ lay dawloo. blocage bi fan la. si état bi. ci kan quoi parce que kenn ku nekk am nga fu la état bi boole quoi ñun li ñuy def ñun ça fait partie de la culture donc ministre de la culture moom la ñuy dem tis suñuy problème. jamono yi ma lay wax nii direction des arts mooy fi ñoom kundul nekk. ñoom ñoo waroon jàpp ci bagage yi mais xam nga ñoom dem naa la tu n'es pas reconnu xam nga loolu lañ lay expliquer quoi. mais yow tu es ci maanaam nekk nga koo xam ne tey am nga papier yi waneen yëpp yow artiste nga yaa ngi graphe. si yore naa ay projet wala yore naa sax ay archives yoo xam ne war na ma permettre sax ma am ay këyit mais man dama découragé sax si ñoom quoi complètement parce que damay gis ne ñii nii man su ma amee ñoom laa bëgg dimbali sax ñoom. parce que benn instant bi man nekk naa artiste boo xamante ne li may def du fii ñoo ko xam quoi waa fële ñoo ko xam
te waa fële ñi may jokkoo ak ñoom ni ñuy nemmeekoo samay liggéey ni may gëstoo moo gën a am audience que ñi nekk fii parce que ñi nekk fii ñoom seen intérêt la ñuy dawal quoi soo leen nekkul seen booy mooy loolu duñ la jàppalee sama tur ñoom xam nañ ko bu baax mën naa la fi génneel ay lettres yoo xamante ne ay lettres de réponse xam nga te même réponse bi lañ lay réponsaat ñu ngi jéggalu budget bi nu mu demee dafa tuuti kenn rek laa la mën a wax koo xam ne bu rayoon nit sax man dama koy topp muy Youssou Ndour dimbali na ma benn billet boo xam ne 1 million et quelque la ma waroon dem Bolivie da koo fay de ba pare ñeneen tere ma dem ci voyage boobu noonu te voyage boobu noonu su ma demoon damay dem gérer ko nekk ambassadeur u Sénégal retourner indi contact ñëw jébbal leen ñoom. réellement c'est quoi le problème man j'arrive pas à comprendre. problème quoi ñoom ñoo am problème mais ñoom seen lobby bopp boo xam ni ñooñu ñoo war dem ñeneen ñi waruñu dem. xaw ma nu mu demee. mais ñun fi ñu nekkoon ñu ngi foofu. sa place am na ku ko dem. non. kenn mujjul dem ci place mujjul dem parce que man si ngoon soos noonu dama toog defar naa sama sac ba pare ma ne non mais naa annuler voyage bi parce que comme bu nekkente ne ñii fexe nañ ba sama voyage bi xaw a tardé man kon bàyyi ma annuler ko quoi parce que instant maa ngi doon xool beneen billet boo xam ne dina ma mën a dugal Brésil ma jàll Brésil ay affaire clandestin yi te man artiste laa quoi man du ma clandestin artiste laa su ma ñëwee dama war a wàcc si hôtel bi jouer li may jouer jël sama sac ñibbisi duggaat yëmbal encore léegi nag ma ne en cas ma nekkaat xola ma dugg biir aéroport di fanaan ci ay banc loolu noonu jaralu ma ko quoi man je préfère ma xaaraat beneen invitation te amaat naa beneen invitation yeneen 3 yoo xamante ne après boobu la affaire boobu la. te yëpp dafa échec. non yenn yi da ngay am visa yenn yi doo am billet yenn yi da ngay am billet yenn yi doo am visa. non la fa demee quoi. non man je juge que ça c'est pas normal et dañ ci war a jàpp un artiste comme Guizo Foutanké mu ngi def affaire bu nice et quand il doit représenter le Sénégal je pense que tous les Sénégalais wala toutes les gens qui sont concernés par ça devraient être en mesure de l'aider et ñëw taxaw jàpp ci ñaari mbagg yëkkati ko ne ko yow yaa war a dem représenter Sénégal dooleel ko man foofu laay waxee quoi mais avant ñoo tàggatoo Fonds des cultures urbaines yaa ngi koy dégg yaa ngi ci wala yaa ngi koy gis. dégg laa si am waaw dégg lañ si am franchement. donc ba léegi gisagoo. non gisagoo. am nga carte SODAV. si. yaa ngi fay ak droit d'auteur. non ko dégg laalaguñu xaalis boo xamante ne ni mu ngi jógee si ñee ñëw si ñun. donc jàpp nga ne est-ce que mu ngi jaar ci yoon. bu jaaroon si yoon sama waa ji kon heure bi ñu ngi baax. donc lan nga leen di wax. mooy que ne ñu def li ñu war a def. kenn ku si nekk li nga moom ñu jox la ko. loolu mooy deal bi quoi. kenn ku si nekk bu fekkonte ne jox nañ la li nga yellool li nga war a moom. kon kenn du dégg kenn te defe naa ñëpp dinañu nekk ci condition yu baax waaw mais tey yow da ngay téye loo xamante ne nii leer na la ne man maa ko moom mais yaa ngi xool sa benn booy wala sa benn booyu copain boo xamante ne nii war na mën a remplacer loolu yow tamit nga amaat loolu loo si bénéficier wu. xam nga loolu bokk na. yéeme na keroog Chérif wax na ma ko nee na ma ñi nga xam ne sax ñoo xam ne bàyyi nañ hip hop depuis maintenant 5 ans 6 ans ñoom ñoo leen njëkk a jot donc loolu moom war nañ cee bàyyi xel loolu garaaw na trop macha allah bu fekkee noonu lay demee moom nañ ci bàyyi xel bu baax a baax juste last word après ngeen freestyle last word nga béggee ñi ngay béggee indi projet yi nga war a ñëw nga wax nu muy tudd wax la nga ñuy may après ñu tàggatoo quoi dafa mel ni mu ngi guddi. waaw mais di bëggee suma gars yi xam nga Gang Fu bi ñi nga xamante ni waroon nañu teewe émission yi parce que Gang Fu di ñun rek xam nga ñuul kuku mu ngi fi xam nga Big One mu ngi fi Baye Tiz mu ngi fi ak suñu manager George. ñu ngi leen di bëggee bu baax. ñu ngi leen di bëggee au pas. shout out xam nga di leen xamal ne na gars yi bàyyi xel ne Gang Fu mu ngi si wee bi. pandémie bi am na lu mu empêché mais kon heure bi defe naa dinañu dégg ay projet Gang Fu ci beneen level. donc nice na. Foutanké yow lan ngay tàggatoo. waaw maa ngi tàggu di wax sama waa Gale maa ngi bëggee ñëpp quoi mag ak ndaw waaw ñëpp quoi di bëggee aussi waa RBS crew sama crew graffeur yi di bëggee aussi waa Gang Fu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma def ni ma mel quoi patience bi xam nga loolu yëpp ñoom la di leen bëggee fu baax a baax di bëggee aussi Malick moom mooy ki nga xam ne moom moo tax mooy graphe quoi. ci moom laa gisee graffiti. grand Malick. old school la waaw.
mais damay laaxatu bëggul feeñ ci caméra. waaw mais day mës a feeñ nag parce que moom ñooy ànd quoi. Bon, ñun aussi on a été très bien accueillis ici à fi nga xam ne moom mooy Bayax moom mooy dëkk boo xam ne dëkk bu naat la boo dee xool man sax bëgg naa fi kër da ngeen moo jox kër ma ñëw tuxu si fii nii wutal ma benn terrain rek man mu commencé bay man ak Ndoye bay côté mooy bay côté bële Ndoye lañ àndaloon aussi ci caméra bi on a fait un long trajet pour s'atterrir ici à Bayax on a eu à découvrir benn groupe ak benn artiste bu def carrière solo muy Tafisco ñi ma toogal ñoom ñooy Gang Fu 39 45 Foutanké graffeur moom aussi def na fi benn bijou bu nice di ngeen ko gis léegi wala bu fekkee gis ngeen ko pare di ngeen ko gisaat voilà affaire bu nice la fi jot a réalisé ci ay fraction de seconde donc chez gens comme Foutanké dañ leen war a jàppale parce que mérité nañ ko quand ils doivent représenter le Sénégal moo leen tax a jóg donc Sénégal dañ cee war a jàpp bu baax a baax jàpp seen i mbagg yëkkati leen comme ni ma koy waxee yóbbu leen fi nga xam ni foofu la ñu war a représenter Sénégal à la présentation vous avez DJ Kheuch mais avant tout du ma fàtte je remercie aussi ñi nga xam ne moom ñoom lañ fekk ci kër gi parce que bu ñu ñëwee aussi comme li ma la wax sànq rek on a été très bien accueillis voilà on toggal nañu ay togg yu neex dalal nañu man ak Ndoye barkeelu nañ bu baax a baax voilà te loolu hip hop moom en général gars yi loo jox nga lekk dañ lay bàyyi ngay dox bay bëgg a dee ñàkk sonn mooy loolu mais à part ça aussi taw bi bokk na ci li nga xam ne moom moo rendre émission muy spéciale boo xoolee dañuy tooy sax di liggéey donc yéen ñi nga xam yéenay seetaan aussi j'espère que di ngeen ñu comprendre ci côté boobu noonu et on vous donne juste rendez-vous le jeudi prochain inchallah ak yéen invité donc merci à tous ceux qui étaient devant la télé en face de leur portable aussi muy Facebook wala muy YouTube di ñu seetaan ñu leen remercier bu baax da jox rendez-vous jeudi inchallah ci benn émission au Hip Hop Ndoye RD moo nekkoon ci montage bi caméra yi lépp moom la lu fi naay yëpp moom la donc ñu ngi koy bëggee bu baax a baax DJ Kheuch la présentation Foutanké Grand Max yeah man ñu ngi bëggee bu baax a baax xoolal da ngeen di freestyle kaay ñëwal nii ñëwal yow da ngay beatbox. waaw mais bala ñuy freestyle. bon yéen tamit dañ leen di bëggee di leen remercier. voilà parce que déplacement bi yombul. xam nga bu fekkonte ne ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci hip hop ñu ngi def comme yéen ni ngeen di def. defe naa ne mouvement bi dina dépassé fii yéen a ngi déplacé ak seen i propre moyen ñëw pour soutenir hip hop Galsen kon ñu ngi leen ci remercier encore di béggee képp koo xamante ni yaa ngi kiif ëttu hip hop ñu ngi lay jox big love. bientôt nga koy am new single li ñuy joxoñ nañ ko laal formation yi ñoo ko lal jëf ju bon ak wax ju ñaaw lan lay sant jox la alal tagg cër yóbbu jaay sàcc puune am milliard xale yi réer am pagaay fu ñu jëm ak yi gaa stop yi kaa dafa doy suñu gaal waaye munu fay jóg yenn njiit yaa ngi ci gaañi askan bi moo ci gaañu lu bukki bu ndaw ba def ci baay ba la ko gisee gaañi seetlul bu élection job see benn fi dootul dal bépp xeetu ñaaw teef bu bon ci askan wi lay dal dañoo tiit suñu bopp ndaxte amuñu ci mbokk bokk ñu ci bopp donc lu ci topp tey nañ ko yuuxu ba ngeen dégg dafay tokk seen nopp donte nguura leen ko jaral askan wi ngeen di not maa ngi ñaan laawu buur bi na baare seeni not ñoom ñëpp nañu dee ci làkkub xorom Gang Fu la waaw xam nañ ko léegi duñ ko mës a nangu ndaxte léegi xam nañu bépp mbon bu nekk ci réew bi Fu Gang la yow yaa ngi ci ëttu hip hop gis nga ñu ngi koy defee booy fay fii si Bayax ñun bëgguñu fookaat booy tey di nga toogaat est-ce que yaa ngi fil sama niggas yaa ngi toogaat ma nigga gisoo sama bro dama tip sama name bi sinon kon ma jox la ko my name is Maxen yeah bit bi change na oui come on xam nañ ko léegi ñun xam nañ ko léegi duñ ko mës a nangu ndaxte léegi xam nañu bataille psychologique bi ngay woo ci askan wi lonkoo nga ak say GIE ñoo bëgg sotti GIE école yeeg hôpital yi la ñuy jiite pourtal daay gi duñ ko mës a nangu ndaxte léegi xam nañu foofu fi ngay jógee ñun fii la ñu dëkkee bépp ñaaw teef bu nekk tugal la ñuy indi fat fii lu fi bon ñu yóbbu tugal ñun ñu koy nangu Fu Gang ñëw di rap anytime ngay kiif ëttu hip hop mooy law Maxen le represent Fu Gang bientôt di nga naw luy dil alright ma nigga tough one love ëttu hip hop one love Nañu ko def rap nañu ko dund te nekk ci sa net depuis ba soog a judd nañu ko def rap nañu